salaamaaleykum Galsen salaamaaleykum Afrique salaamaaleykum àdduna wërngal këpp nuyu nañ leen siyaar nañ leen bu baax a baax comme d'habitude c'est toujours un plaisir d'être là devant votre petit écran pour vous présenter votre émission 100% hip-hop Galsen NF sur la SSP TV la télévision qui fait la différence la télévision de la banlieue sama gars yi tout le temps ma répété ko bu leen fàtte bés bouton bi ngeen abonné cloche bi surtout vidéo bu mun dugg rek ngeen képp ko inshallah quoi tey toujours à la découverte de jeunes talents on est parti à Keur Massar retrouver un jeune bi nga xamante ni kenn dootu ko présenter il assure fort un gars qui est cool un gars bi nga xamante ni kenn du ko dégg par rapport à carrière am kooku du kenn ku dul Ziz Killa ma bro maa lay ziar ñu ngi lay béggee fii la ëppee bro di la siyaar bu baax a baax fii la rawee mbaa yaa ngi am jàmm waaw ñi ngi am jàmm mbaa sonnoo ci yoon bi non sonnuñ sonnuñ ruq yi xaw na métti de waaw xaw na métti mais géré nañ ko ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi ok salaamaaleykum ñëpp ñu koy suivre sur la chaîne SSP GSD the name artist rapper from Keur Massar maa ngi bëggee ñëpp wurëb wurëb Ziz Killa Ziz Killa sa nuyoo bi gaan dafa low de non nuyoo bi xam nga rek nuyoo la quoi nuyoo tamit mënoo ñëw rek def safara nii ci nuyoo dama lay nuyu rek bàyyi la affaire di gën a jóg kon da ngaa pare nii pour nuyoo bu am safar waaw xanaa da ngaa xam concept émission bi non xaw ma ko sax nag xaw ma ko mais just rek ñun noonu lañ taamu di doxee bopp parce que ñun affaire yi escalier lay doon quoi waaw parce que ñun dañoo am devise fii moom ku fi munti ñëw dañ lay teral ok daal di lay gàttandu daal di lay jox dara nga nuyoo spécial parce que téléspectateurs yi ñoom loolu lañ bëgg en tant que artiste aussi war nga mën a xam loolu waaw bu dee baax na man damay woo waa régie ñu may ñu biit nga daajee ko na ko dal bu baaxee baax na waa régie bu baaxee ngeen may ñu biit comme ça Ziz Killa mu nuyoo suñu nuyoo tout le temps li may wax rek nuyoo spécial bi nga xamante ni bépp artiste bi fi jaar rek di nga ko gis quoi régie bu baaxee come on Ziz yaa ngi SSP yaa ngi SSP ok maa fokk yàgg sa théorie naw nañ sa history naw nañ sa history freestyle flow nigga Ziz moo fi nekk nii ram la may teg maa ngi béggee sama gaay yi mu ngi yor benn bouteille képp microphone du waaw gis nga ñun dañu rëy ram la may teg fu ma neex yee ma fële freestyle flow ci kaw beat dañu demee non ñun dañu jinne ram la may def beat bi yee di change gaan may change flow di change rhyme nga koy gis fu ma neex ma def képp microphone du rap toog sa digg xeef freestyle flow Z from Keur Massar ram la may teg nigga tous boy ta sar képp bi di rap niggas yaa ngi may xool ram la may teg yaa ko tey fii du cool freestyle flow ñu may jam ay light képp microphone du rap nigga maa ngi fine nigga maa ngi shine képp microphone du rap béggee samay gaay na ram la may teg niggas foog tëlee ma teg képp microphone du rap dooma jaay fekk niggas dooma jaay fekk Z.A. the name Z.A. the name come on yaa ngi SSP yaa ngi SSP yaa ngi na sa xel dal duñ ma xuri yaay maa ngi ci jàmm maa ngi jeego di fay bori maa ngi sant tey gërëm nooni budul woon ñoom damay réer du kenn ku may fori ñoo ma ñoo ko xamaat sama bopp teel a wane seen bopp laata may am son dañ ma saaga ci seeni son da nga dëkk ak coow ñun dañ ci judd buñ demee ba naan la hey dañoo xamul ni nga tudd dama gëm ni day fay ay misaal la ma dikkee ci first scène ma def fay fa naanoo jooy am kersa dox ci mbedd naqar bi def ma xabtal ni gaynde gu xiif ci àll xàmmeetuma kenn ñu ma jege njëkk aju wéet sama yoon di daaw ni ko mujjee bëgg dabu gëm ne may relève bi xippi xool taw a gëm xeeb sax doon lu metti tey dina la bert ci liñ la faale wul sunu démb du loo teewe wul come on fekkee nga dangaa seetaan gis dal nga yàgg doxeek ñun ñu fippu tey mu def la kéemtaan tey gis naa ñu raw xeesal ci yàq der
how many concert lañ fi tas du ay sànni xeer tàkku saan ñi ma wiin ñi may free jam ak a sànni xeer yee ba gale di saaga ci kanamu meer mujj di jooy daan suy tension fanaani hospice hey nga foog ni falaay jaare off kon ma tooñ kon ma yab la ñu yàgg fa bu doon ngooñ kon ma déeg ndax dañoo yàgg joow ci géddi ma tiit coow du jiib ne bu dul woon dëgg tey du egsi fii yii bu dul woon dëgg tey du egsi fii Ziz moo koy def di ko def Ziz moo koy teg di ko teg Ziz moo ci ne di ci ne Ziz ba woon mooy bu tey come on hi ji foofu mu ngi baax ah. come on me foofu muy cool ah. yeah my man Ziz Killer. yeah from KM City. wala boobes from the KM. jaajëf sama gars yi. foofu baax na foofu nooy na. Ziz Killer. nuyoo bi saf na de. waaw non daanaka saxul sax dañoo kii nii rek. da nga doon lan da nga doon kii quoi da nga doon cokaas quoi. xam nga tamit dama xawoon loo xam nga comme ni nga ko waxee début bi rek. si. dama doon repéré wu nii ci biir bi rek. ok dañ si doon foo quoi. waaw dañ si doon foo waaw mooy loolu. sama gars yi ñoo garaaw de. wala da si doon foo. xam naa moom boo naree rab dëggantaan moom. fii dina takk jëppeet quoi. non non la demee boo bëggee gis tamit rab dëggantaan après da nga may topp rek. da nga may topp. waaw topp mais quand même ça fait plaisir. j'espère que aimé nga nuyoo bi. lii mooy suñu nuyoo. non like. en donc artiste bu présenté wu pare nuyu téléspectateurs yi. dañ koy mayaat bii mu nuyoo. nice waaw like. waaw mooy loolu. Ziz Killer. dañuy dugg nag si waxtaan bi. tey bëgg naa nga xamal ñu. kan mooy Ziz Killer. di présenter sa bopp. comme ça téléspectateurs ñu xam. kan mooy Ziz Killer. waaw loolu dama ciy sawar déjà. je me nomme Abdoul Aziz Gueye. artiste rappeur bon sama tour artiste nag mooy Ziz peut-être sax Killer bi. dafa dem ba doon benn identification boo xam ne dafa ma topp sama tour. mais boo xoolee samay page ak lépp man Ziz l'officiel laa def quoi. parce que Killer bi mooy topp peut-être jamonoy underground la je veux dire. mooy jamono yi ñuy dund hip hop rek affaire yooyu. aussi dama nekkoon koo xam ne dama yàgg teewal hip hop quoi. maanaam man dafay doon plaisir ma ñëw xamal la loo xamul ci rap. wala gis benn découvrir benn rappeur wala benn affaire ñëw ne la kaay xool lii xam nga avec plaisir quoi demoon ci ak benn foot boo xamante ne doo comprendre. ci kaw loolu dafa am des gars yu nekk gën saa mooy kilo rek. comme ni ngeen déggee. dañ naan def sauve de man dama naan rangu ay ticket daanu ma si gagné dara nag ah. dama ko doon jës par amour. dama doon jël ay bologu 100 ticket. dama koy jaay sama secteur yëpp parce que jamono yooyu su ma koy dox dañu amee kilo nga parce que. ñoom ngay joobal quoi. peut-être jamono yooyu nag amour moo ma dominé woon ci game boobu noonu xam nga. léegi damay jël affaire yi. jaay teg bus wala car yóbbu gars yi stade. xam nga gérer loolu après indiwaat leen léegi tour bi fa la maanaam tour Ziz Killer bi avant may marqué sama présence ci game la avant may rab la. tour Ziz Killer bi avant may rab la quoi. ok léegi nag bi ma commencé rap gars yi topp loolu Killer bi ba tey peut-être. ñu ko ciy kii te tey jii boo nee Killer rek. peut-être dafa am fu mu lay orienté quoi. surtout déjà dafa am fu mu lay orienté et que man bon. du ma ne dañ seekul dara mais man nekk ma foofu quoi. déjà man maa ngi sama site Kër Massar. ok sama label fii la nekk muy Magnum Musique maa ngi out de passage. man fii laa gëm quoi fii laa job xam nga mooy loolu. nekk ma ci ginnaaw kenn. yaa ngi comprendre. noonu la demee quoi moo tax peut-être sax Killer bi ñu dindi ko ci page yeeg yëpp. def Ziz l'officiel quoi. Ziz l'officiel. léegi maanaam instant bi tour boobu mooy dox quoi. waaw instant bi tour boobu mooy dox. Ziz l'officiel mais pourquoi Ziz l'officiel. waaw peut-être bon. parce que déjà officiel bi luñ ci daaxantal la rek. luñ ci daaxantal la parce que des fois nga gis sax ñu mënoon nañ ne Ziz off. wala Ziz 221 wala Ziz whatever. mais Ziz l'officiel rek parce que officiellement. lañ ko waxee officiellement léegi kii mooy Ziz. ok mais n'empêche samay affiche wala samay taa wala leneen Ziz kese ngay gis. doo gis Ziz l'officiel. mais jël sama page yi loolu identification la rek. pour gars yi suñu may follow ñoo xam ne bon Ziz l'officiel moo ci nekk quoi. ok Ziz l'officiel moo ci nekk. nice. mais Ziz ñun bëgg nañu xam. sa début ci rap. kañ la Ziz débuté ci rap. waaw Ziz moom bon yàggul ci rap tellement parce que man. mai 2017 laa njëkk génnee sama benn single quoi bu ñuy wax Padre Zigzag. jamono yooyu laa commencé rap. bon peut-être période boobu nag daan naa dem ay concert mais dama doon live xam nga aw ma woon son dama doon ñëw teg beat live affaire yooyu noonu
mais 2017 ci mois de mai bi lañ génnee suñu premier track. muy Padre Zigzag. ok après fa la carrière bi dooree quoi. fa la carrière bi dooree ñu nekk si di jéego xam nga di jéego di jéem a teg ay affaire chaque 3 mois ñuy def son chaque 3 mois mooy concept lu mbedd bi wax quoi. ok lu mbedd bi wax ñuy def ay son chaque 3 mois ñu def son. léegi bi ñu demee ba at boobu jeex noonu fin 2017 bi. ñu def show nag sama premier show maa ngi ko defoon 30 décembre. et n'empêche guichet fermé la woon sama premier concert. si. après bi ñu ci jugee aussi xam nga ñu defaat yeneen affaire nekkaat si yeneen lancé si yeneen projet jëlaat aussi deuxième édition wax dëggaat concert defaat ko guichet fermé. mais Ziz. man booy jaaxal nañ ma Ziz def 2 concerts yi nga xamante ni guichet fermé et je vous dis une chose le gars live lay joué live brut du playback mais Ziz entre 2017 ak léegi. mais je me dis que yàggul. yàggul waaw. maanaam sa début si hip hop. yàggul. entre temps. yàggul parce que gars yu bëri nag bizarrement dañu foog ni man dama yàgg rap. dañuy déglu sama son wala ñu kii ne non booy yow bi ngay rap wala yow yàgg nga rap man da ngay gis sax ay rappeurs dañuy ñëw su ma ne booy dama soxloon ay conseils puisque yaa ngi jiitu ci game wala affaire yooyu mais su ma la laajee nga ne man 2016 laa rap wala 2000 man la bàyyi yaa ngi jiitu ci game. man yàgguma rap juste bon dañ yàgg doon mélomane rek. yàgg cons hip hop. yàgg ko teewal comme lu ma la wax ci début bi. donc ko teewal di ko demal quoi. peut-être lecture boobu noonu peut-être moo ñu orienté tey. ba suñu defee nga jàpp ne lii mbiru mag la wala lii ku ci yàgg moo koy def. or que demeewul noonu quoi. parce que en parlant de mélomane. comme li nga wax rek parce que artiste boo mënti gis soit que am na lu ko motiver. ba mu choisir soit que def rap wala def beneen musique. waaw te yow lan moo la motiver. ba nga dugg ci rap. waaw motivation bi déjà love la quoi. amour la parce que li ma la wax noonu mënoo ci génnee lu dul amour quoi. maanaam ñun ñu ngi ci doon def suñu énergie di def suñu temps suñu moyen. te xaaruñ ci woon rien en retour. parce que dañ ko bëggoon quoi. et jàpp nañu bëgg boobu ñu amoon dañ doon bëgg jox ku ne quoi nga am même love bi que ñun. moo daan waral ñuy def lépp. di ci boole lu may def lu ne lu ma xam ci rap damay ñëw fexe la ko xamal. lu ma ci xamul tamit dama koy fexe laajte affaire yooyu noonu. léegi sama motivation nag bon amoon naa ay gars yoo xam ne peut-être daan naa leen suivre. à bas âge. kuy mel ni ay Gaston. ay Kalif Wonder Chief. xam nga bëri na quoi Daara Family Nit Dof. gars yooyu noonu bokk nañ si ñoo xam ne tax nañ ma bëgg rap quoi. tax nañ ma bëgg rap. mais n'empêche amoon kenn koo xam ne dama doon toog naan non kii mooy sama idole kii laa bëgg mel si rap wala affaire yooyu. mais peut-être bëgguloo nañ ma rap quoi. waaw parce que ñi nga cité noonu. ku mel ni Gaston. ku mel ni Kalif Wonder Chief. ñooñu kenn dootu leen présenté ci hip hop bi. man tout le temps dama koy wax bu demee ba grand yi di dem. même bu fekkee ni booy àndul ak ñoom à 100%. mais ñu ngi leen di bàyyi xel. ba ñoom lu ñuy def ñoom ñu bëgg ko ñu gëm ko ba di ko def loolu ça fait vraiment plaisir. c'est-à-dire que day wane ñoom impact bi nga xamante ni ñu ngi koy def si ñun. donc tout le temps nay nice. tout le temps nay positif. mais Ziz Killa tey bu demee ba ñu xam Ziz Killa dëgg-dëgg. c'était en 2017. si je ne me trompe pas. am benn clip vidéo bi nga xamante ni lancé nga ko si net bi. ci lañ la découvrir. ñu xam kan mooy Ziz Killa. ban clip la woon. waaw vidéo boobu mooy Junju quoi. mooy sama première vidéo. Junju. parce que Junju bon boo xoolee moo nekkoon sama troisième son sama carrière troisième son bi ma génnee muy Junju son la boo xam ne nii amul refrain. xam nga ma ñëw peut-être génnee ci li nekk sama xol. xam nga. wax ci peut-être début boo xool début Ziz Killa sax laa ci résumé quoi. début Ziz laa ci résumé parce que boo xoolee bëri na ci ay baar yoo xam ne maay wax naa tey. li ngay xaar mooy lépp sotti nga ne jàpp naa ci. boo xamoon yoon bi duñ la jiitu pour ko wéer ci sens. benn taxaw ne Ziz Killa day def différence. parce que jamono yooyu différence moo nekkoon sama deuxième track. yaa ngi dégg. man dama doon def genre allusion que à chaque étape rek. man son bi précédent dama koy cité waat ci son suivant bi wala xam nga. son suivant bi ma cité ci son bi ñëwaat. xam nga lu ma la wax. genre escalier genre scène boobu noonu laa doon joobee quoi. maa ngi ci wax li ngay xaar mooy lépp sotti nga ne jàpp naa ci. boo xamoon yoon bi duñ la jiitu bul ko wéer ci sens. mais da taxaw ne Ziz Killa lay def différence. boo ci toppee sa xol ni nga dee ci naqar. ñun pare nañu bépp boor ñu koy xare Badar. ñàkk siit na
yoon bi ñu sooboo bëri fit la gëm-gëm bi buux ma dox dem tax sama fit man xam ne ku jàpp jaan yëkkat doo faale matu jiit man temps bi xaaru kenn waral may daw ni Usain Bolt gëm naa ni dinaa yeeg jarul sangu bay taxi kolt yee rapport yëpp ay feegi déjà ñi nga man maa ko wax yow connexion bi na yem ci bonjour rek comment ça va man sama réel joolaa gëm ni nga mooy sama talent te bu dee mooy fay gëm naa ni du ma desel dara noonu la parce que talent mooy fay qu'on se dise la vérité talent mooy fay talent tamit mooy yóbbu artiste fi nga xamante ni foofu la war a yegg quoi ci kaw ca coll ba et machallah il a du talent je ne cesse de le répéter parce que dama ko seetaan dama ko gis dama ko déglu donc quand je le dis xam naa preuve yi dina ñëw fii ak si kanam insha allahu rabbi mais en même temps si 2017 boobu après son junj bi si nga andiwaat beneen son bu ñu naan fii waaw fii waaw fii wax nga dëgg fii muy son bu classique son boo xamante nii tamit bon après bëri na ay old school sax yu ko doon char quoi doon ko partager nii affaire yooyu noonu parce que son boobu aussi personnellement man daf ma neex quoi man son boobu noonu daf may dundal quoi sama son la mais dama koy déglu comme mélomane daf may da lay yóbbuwaat feneen daf may daaji aussi créé na beneen ouverture quoi mayoon na ma ay link yu bëri ay ubbiloon na ma ay buntu yu bëri quoi surtout fii boobu noonu surtout mais tamit lépp ci 2017 bi ci fin 2017 bi si nga defaat benn digital tape waaw de 5 sons si je ne me trompe pas waaw 5 sons comprendre ngeen intitulé ko lu mbedd bi wax waaw jamono jooju lan la mbedd bi doon wax waaw jamono jooju noonu mbedd bi gis ki la day def différence la doon wax quoi jamono jooju moom mbedd bi loolu doon wax différence la doon wax différence donc fallait que ñu def loolu quoi jox ko waa mbedd bi parce que tamit mbedd bi xam nga moo ñu def luñ doon mais après luñ doon tamit dañ koy delluwaat mbedd bi parce que mbedd moo tax ñu rap mais man je vois que Ziz il est prolifique parce que li ngay def entre 2017 par exemple boo sama jëlee trajectoire u 2017 bi jël yenn son yi génne ko def benn digital tape démarré waat encore si 2018 ak yenn bagages yi man soit que inspiration wu Ziz wala parce que da ngay wóolu sa bopp bay di génne yenn affaires yu bëri yi waaw parce que wala répertoire bi moo fees. non waaw lépp si la répertoire bi moom. nice quoi répertoire bi cool na. mais aussi lu public bi soxla la quoi. public bi ñooy soxla rek. xam nga day mel ni genre robinet rek. bu ñuy tijji rek feeg yaa ngi mar da ngay naan. di xel rek. waaw di xel rek noonu lañ doon noonu rythme boobu lañ doon joobee quoi et ba tey si lañ nekk. ba tey si lañ nekk quoi ñu ngi ci. waaw parce que ñëwaat si carrière bi rek parce que carrière am la ñu nekk di expliquer fii parce que dafa riche yamul ci benn track yamul ci ñaari track en 2018 encore une fois de plus. waaw defaat nga beneen single. je pense que. waaw su ma juumul. 2018 effectivement 2018 bi génnewaat nga beneen single. après tamit mooy kenn du la faale. kenn du la faale effectivement. kenn du la faale. mais kenn du la faale. kenn faalewul Ziz wala. non kenn du la faale maanaam boo xoolee ci defee maa ngi fu ñu ne cëpp ba war a rab kenn du la faale yow. ndeddu bee ñu fal ba noppi xaw ma teg ci faale yow xam nga lu ay doon jaay bi tey mu lamb ba kenn du la faale yow. maanaam tey ñun suñu waree def yow ngay def duñu la faale. kon foofu laa ko teg quoi. te foofu laa ko teg ego la xam nga. aussi dama ci wax aussi loo xam ne nii dafa nekk quoi. waaw. dëgg la mais après loolu tamit. gis naa dépanné bi aussi. waaw dépanné bi waaw parce que dépanné bi après dañ ko accompagné woon ak benn concert bu ñuy wax dépanné show. génnoon ko côté fin d'année bi. après def kii bi quoi. def concert muy fin 2018. fin 2018 décembre 2018 waaw. décembre 2018 mais tey ñun tey. bëggoon nañu xam tey jaar-jaaru Ziz Killa. en dehors les sons yi nga xamante ni def nga ko les clips yi nga xamante ni def nga ko ak yenn show yi nga def. tey Ziz jaar na soit que si ay concours. yi am si Sénégal fii. wala ay sayfa yi nga xamante ni mu ngi doon daw. ñun bëgg nañ xam parcours boobu si Ziz. waaw côté boobu bon man sama début je me disais souvent que ni. compétition Galsen yi bëgguma ci bokk bëgguma ci di insister affaire yooyu noonu. mais à la fin public bi bon duñ comprendre. waaw dina ma jàpp ne peut-être. yow da nga xof say morom yi fa nekk wala xam nga dafa am looy xalaat wala fekk demeewul noonu. Galsen fii ñëpp xam nañu compétition yi parfois yi ci am quoi du yëpp nag. xam nga lu ma la wax. bokk nañ compétition bu national bu ci mel ni Flop. Flop bokk naa ci. moo dem quart de finale. gagné jàll dem demi-finale. demi-finale lañ ma éliminé. après ma tourné nekkaat ci sama wéy.
yaaxaluma doole c'était juste xam rek. wane sama participation wala marqué sama présence yi foofu noonu aussi ñi ma fa waroon xam aussi xam nañ ma quoi. dem découvrir leneen. waaw dem découvrir leneen aussi jàng nañ ci quoi quoi qu'on puisse dire jàng nañ ci lu bëri. surtout jàng nañ ci lu bëri quoi. surtout parce que loolu. parce que boo xoolee tax ñu ñaax sax flow bi. je veux dire même que fug la rek. ak xama amoon excès de confiance ci business yi. jàppoon nañ ñun flow dañ koy dem jëli parce que bu dul dara yàgg naa ko di seetaan yàgg naa ko di support. yàgg naa suivre flow man dama disais tout le temps que ni flow bokk ci moo tee ma jël ko. mais bi ñu demee aussi am na lu ñu ci jàng quoi. jàng nañ ci àdduna. jàng nañ ci aussi côté hip hop quoi côté rap jàng nañ ci am na lu ci jàng. parce que loolu mooy le plus important si def compétition. waaw mooy l'essentiel bi. am expérience. vivre yeneen expérience. du question ni chaque fois la ma répété ko booy. du question ne gagné woo ko rek t'as pas du talent. wala du question ni jëloo ko rek xamoo dara wala kenn xamula wala bon ñun xam nañu. comprendre le fait de participer. loolu mooy le plus important. mais jusque là man nag dama la mere quoi. parce que man damay seetaan say vidéo freestyle yi nga xamante ni yaa ngi koy sànni si net bi. mais fii Ziz da nga kii quoi. qu'est-ce qu'il y a. non dara xewul de. dara xewul da nga bëgg ñu joxaat la ci quoi. man. waaye saa yi waaw gis dama doon réserver énergie rek parce que tamit bul fàtte tamit maa ngi wàcc show. waaw c'est-à-dire que avant goût show bi. laa fi bëgg a andi ko. avant goût waaw c'est possible. avant goût show bi donc dama lay may rek comme ça nga ñu sànni la beneen beat. waaw aja. comme ça nga tàngatu tuuti rek. avant goût show bi. aja les giri waaw. donc bu ñu fa jógee après ñu dugg si beneen projet yaay woote régie nag de. waaw. yaay woote régie. aja ñu dem di régie ñu dem. yaay woowaa régie. waaw maa ngi wax maa bëgg artiste bu wóolu boppam. man bëgg naa ki nga xamante ni day wóolu boppam. di laajteel boppam. waa régie wuy leen. ma man Ziz Killer from KM City. yeah. Yeah. Ziz. Come on. Check. Hey. Parel sax siffletem bi. Match bi tas ñu ñibbi. Réewande bi ngay jaay du jar ndax bi ñëpp laale nga teew ak say diis. ñetteelu bët bi gisul lu dul lëndëm dëggal fi dee boo ko dund doxal yaa ko wax ñoo ko def bandi bu manga ci say gént xam nañ lépp self rek yow dëkkal ci cuubu ni malien ji koy kakatar bi mis nañ ko dénga yow xëyal di change ñun duñu bet et li am ba dees mooy li am du dañ li borom bi def ba ngay jaayu may xalam faj sa lépp di mbaj kanam li nga sombi ñoo ko naan ne ginnaaw ne kanam tey la jamono neex nit gis na gisul toog ci siisu ndamoolum joobul amuñu jotu saltel fi comme bëbës game bi paquet tasa moo raw rëbës cosaan ak aada la mujj doon amuñu mu soppi ay cannibal caaj ñi gës xut bee ma yoon ni na ma disque d'or bi yeetal nañu fitna bu yeboo dañu xoof li ñu tax a jóg du ay jokki fenti ni jant setal say bët moom mat la biir ci taan bi nga war a jëm du caagi ne dañu leen a dakk rap non ni nga ñun dañu leen a gën a gëm ñaan nangu na bàyyi ko ci laaxu gone màgg na tàgge ñi ci faatu ñi may jengaloo ne leen du ma laal suuf ku doon fayul sama jow wede laaja saasu ñi may nana bu ñu seen dañuy làkku GIZ ënnatir bi la gët yeah Ziz come on gang gang bu wesa wook xaata nit sañ-sañ fu ñu tëll day riir ni waa sañ-sañ ni nga dañuy wex xaata nit sañ-jeng looy bañ yeah looy bañ joof moo ñu fay moo ñu taal suñu ëllëg def la ëbb nañ la baal bootu wuñ ci kenn yéen a leer ci bopp yebel doo ko jëmee ci ñun loolu des na nopp déggool ak jon sunoo duñu yéeg game la booy yërmande moo fi jeex we need no friend ba ci bopp fekk yokku xar bi karaw riiral comme dégg jeeg fan sa bandi rêve dugg jeel duñ xar di xaddi dooñu guddeel duñ seex di jaabi jug nañ ci teel yi ràññee bu baax bi dof bi ni teel bi gëb sam gaay ñi taxul ma bàyyi ñi jàppoon ba tay waxo sam gaay buñ bëggul ñu bàyyi ñoo yàgg ba tay doxuñu ci njiit dañuy déggoo dem pare teg maañ yow ngay teg ay feem ñu balance lay iit boo ñu woo ci game li mooy blasphème ni nga dëgg du dañ gang gang yi gang gang ay looy dox di siisu yow lu waral siisu bi fii
sama gars yi Ziz Killer Jazz foofu bu baaxee c'est bon comme ça ñu mën a yeggali leneen xam nga comme que may nañu Ziz mu bégee may na Ziz mu taal may na Ziz mu tàkk moom mais moom dafa ne dafa am show dafa am spectacle loolu moo tax bëggul daje parce que instant bi day canaliser énergie bi quoi mais tamit loolu daf ci am solo waaw daf ci am solo parce que xam nga rek avant goût la dañ leen di cofal loo xam ne peut-être dina leen jox envie à ce que ngeen ñëw découvrir les quoi non dañuy ñëw waaw inchallah dañuy ñëw découvrir waaw donc le temps que ma may la nga souffler rek ma joxe yenn info yi nga xamante ni am naa ko fi ok waaw donc pour rappeler gars yi rek y a des albums yi nga xamante ni ñu ngi ci marché bi jusqu'à présent bu mel ni rapport de Paco Benn Boy mu ngi ci marché bi na ko gars yi dem wuti l'album aussi Boori Géej de Boy Lofin parce que c'est un jeune bi nga xamante ni séeréer lay làkk nañ dem ñu découvrir artiste boobu mu ngi dëkk see Île des Saloum yi nañ ko dem wuti ñu dem ñu déglu ko bu baax a baax l'album Vécu aussi de Gaston mu ngi ci marché bi na ko gars yi dem wuti bu Darsu bu BDB ñoom tamit seen album mu ngi ci marché bi ak albumu Karbala dox ci leer génn na depuis le 17 décembre donc na ko gars yi dem wuti parce que avant tout parce que mois de décembre bi boo xoolee tey kontaan nañ ci mois de décembre bi parce que y a eu tellement de shows tellement de spectacles vraiment waaw namoon nañ ko quoi waaw parce que xam nga loolu tamit day dundal hip hop bi donc noonu la tamit te ba léegi gars yi ñu ngi koy continuer donc dinañ am le 30 ak le 31 incha allahu rabbi au niveau de Yeumbeul festival Yes dina am au niveau de Yeumbeul le 30 et le 31 décembre incha allahu rabbi na si gars yi bàyyi xel donc ak le 1er janvier au niveau du Fouta Louga benn jeune bi nga xamante ni il se nomme Wiz Mas dina fa def benn spectacle aussi le 1er janvier incha allahu rabbi en même temps le 1er janvier dina am beneen concert bi nga xamante ni dina am au niveau de place de l'Obélisque concert Ribidion hip hop bi nga xamante ni waa MCU ñoo ko teg maison des cultures urbaines donc dina am tout ce qui est hip hop en général ça soit le rap le graffiti le breakdance lépp dina fa am DJing donc na fa gars yi dem jaari en même temps aussi le 15 janvier incha allahu rabbi l'homme se nomme Zico Hatta Faya donc mooy woote au niveau de LGI Mbao Cosmos Show après son album bi nga xamante ni génne na ko Cosmos 7 donc mu ngi jox ñëpp rendez-vous au niveau de LGI Mbao le 15 janvier incha allah rabbi nañ ci bàyyi xel parce que am na benn show bi nga xamante ni damay bàyyi borom waxal ko boppam mooy bu Ziz Killer bi parce que boobu waxuma ko fi parce que boobu tamit bokk na ci li nga xamante ni waaw instant bokk na ci li gën a fës ci calendrier bi waaw mu jaar fi tey parce que waaw nouvelle an bi la ni nga xam waaw mooy woo gars yi ñu ñëw découvrir ko xam surtout dund koo xam rek dugg ci at bu bees bi xam surtout di ñaan yàlla defal ñu lépp luñ ciy séntu quoi moo tax ma woone ci show surtout muy ultimate show bi nga xam ne dañ ko jàppoon daaw depuis daaw xam nga concert bi ñu waat 2 ans tamit waaw day doon nga xam ne day carré quoi forcément day carré parce que defoon nañ ci li ci war yëpp à la fin deuxième vague Covid bi ñëwoon daaw muy l'année dernière après ñu mujjoon ko off quoi mais cette fois ci nag bon am nañ ci yaakaar bu baax que nii boo xool jour yi mooy dinañ si ñëw léegi waaw boobu ultimate show nañ si ñëw léegi gars yi il faut que ñu ñëw foofu parce que en dehors de ça aussi haute tension events defoon nañu benn 10 jours bi nga xamante ni de formation en animation radio présentation scénique c'est très important donc artistes yi ak animateurs yi tamit dajewoon nañ fa ñu yaatal bu baax a baax di si gërëm gars yi bu baax a baax ñoom Ciix ñoom Dof Diop ñoom Pape Sidi Fall gars yëpp jaar nañ fa donc ñu defal ñu affaire bu nice benn formation bi nga xamante ni ñoom ñu jox ñu expérience ñu wanaan ñu yeneen bagage aussi te loolu échange boobu c'est très important di si jaajëfal bu baax a baax waa haute tension events Ziz Killer ba nooyu nga tuuti nooy naa waaw xam naa ni moom instant bi yaa ngi tàng ci show bi. waaw mais avant show bi. Ziz Killer dafa génne benn EP. wax ñu ci EP bi. waaw EP bi dama ci sawar a tontu quoi. parce que boo xoolee mixtape laa waroon génne parce que moom laa déggoon public bi quoi. yaa ngi comprendre. mixtape bi nag ñu ngi ko jàppoon novembre passé lañ ko jàppoon. mais peut-être dañu amoon quelques problèmes yoo xam ne c'est un peu interne yoo xam ne peut-être mënuñ koo dévoiler quoi yaa ngi comprendre. léegi à la fin ñu jël ay vrac laa wax ma la tuddee. bonus track sax lañ naroon tuddee projet bi ah. EP bi bonus track lañ ko naroon tuddee mais bon. peut-être dafa xaw a dépassé 3 titres ñu ne coow nañ ko def EP. ñu tuddee ko présent. présent comme tey je suis présent à l'émission. waaw je suis présent quoi comme waaw maa ngi fi tey quoi. parce que boo gisee présent bi li ko sabab mooy peut-être dañu amoon benn absence ci game bi mooy Covid 19 bi jaar na fi am impact yu mu créé. en dehors de ça aussi am na yeneen yu ñu dundoon yoo xam ne nii en dehors de dans le rap la sax mais xaw na touché leneen loo xam ne dépassé na rap quoi. yaa ngi comprendre.
muy peut-être benn incident woon dama mos a wàcc concert nii. gars yi ñëw sama gaale saccagé ko affaire yooyu noonu. affaire yi xaw a dugg ci affaire de famille quoi. dëgg la xam nga loolu ça génère des choses. léegi ci kaw loolu nag affaire yi dugg ci maire bi xam nga. affaire yi après loolu dootul dalati xel quoi. you know léegi man j'avais un choc moral mooy choc bi mooy parce que man damay bàyyi wala dama war a continuer parce que dama ko bëgg dama ko gëm. mais après day dem ba doon li nga xam ne day doon problème. à chaque fois boo tàggoo maire bi concert xelam du dal. tout le temps day jàpp ne loolu day ñëwaat wala nii ak nii. surtout parce que tamit rab mën na yem ci seen ba. mais bu fekkee dafa ñëw biir gaale xam ay xaañ xeer toj ay fenêtre fii. voilà fin sama mère dafa daanoon ay tension. gars yi yóbbu hôpital xam nga loolu c'est un peu. xam nga waaw naay sul quoi. naay sul comprendre. léegi nag loolu peut-être boo xoolee ci li créé pause bi ma defoon. ok Covid bi ñëw dooleeku si. moo tax ma ñëwaatee ma tuddee EP présent. présent toujours présent waaw toujours présent. et tu seras toujours présent. oui présent même dans le futur tu seras présent. donc xam nga il faut que tamit ñuy xam. hip hop rap du violence. rap c'est pour lancer des messages rap c'est pour conscientiser. man li may wax rek ñaari mbir ñoo mën a boole ay nit. musique ak sport. donc bu ñu demee ba musique bi wala sport bi di am violence. c'est plus de la musique bien c'est plus du sport. parce que rafetul. te ñëpp ñi nga xamante ni dugg nañ ci hip hop ils sont conscients. tey man je connais Ziz Killa xam naa ne Ziz Killa du dem kër kenn di toj. wala du ñëw si oto jàmbur di toj wala fenêtre jàmbur di toj. loolu rafetul quoi. comprendre parce que bi ma dégloo EP bi. man déglu naa si benn son. na sa xel dal. na sa xel dal effectivement. na sa xel dal waaw parce que boo xoolee story boobu. laay wax ci na sa xel dal bi quoi. mooy na sa xel dal duñ ma xuri. yaay maa ngi ci jàmm maa ngi jéego di fay boy parce que dafa demoon moo xam ne nii yow. boo demee concert sax xam nga après doo nekk tellement que dañ lay woo yéen a ngi si jàmm yéen a ngi si lii xam nga. te xam nga après dañuy obligé toog ba ngeen ñëw quoi. yaa ngi comprendre. et loolu nag déjà dafay métti quoi. xam nga dafay métti affaire moo tax son bi ñu introduire na sa xel dal. peut-être résumé ci parcours Ziz ak peut-être yooyu mu dund noonu parce que fin bi maa ngi naan tey dina la bett ci liñ la faalewul. suñu démb du loo teewewul fekkee nga da ngaa seetaan gistal nga yàgg doxee nga ñu fippu tey mu def la kéemtaan tey gis naa ñi raw xeesal ci yàq der xaw mel ni concert lañ fi tas du ay sànni xeer tàqu saa ñi ma wéen ñu may firil jàmm ak a sànni xeer ba gaale di saaga ci kanamu maire mujj di jooy daan su tension fanaani hospice nga foog ni fa laay jaare off kon ma tooñ kon ma yeblu ñu yàgg pomp la ngooñ kon ma diig ndax dañoo yàgg joow ci géeju me tiib coow du jiib te bu doon dëgg tey du egsi fii dégg parce que loolu man je me dis que li amoon ça t'a motivé davantage de la gën a motiver nga gën a gëm sa bopp parce que man su ma seetaanee Ziz en 2020 je vois que série freestyle yi nga xamante ni yaa ngi ko doon dugal si net bi ñun ñëpp ñu ngi ko doon suivre comprendre donc nekk na lu rafet peut-être que des fois yenn action yi mënut a ñàkk mais il faut tout le temps rester positif c'est le plus important am esprit de dépassement liggéey man loolu laa wax jeunes yi nañ liggéey nañ def carrière du si benn son du si benn produit bi ngay génne mais carrière la carrière bi nag daa am benn ligne bu mu laaj dafa am suivi dafa am lu mu laaj quoi dafa am lu mu laaj moom mais man je me dis que Ziz bu génnee EP bi am na leneen lu muy waajal projet waaw parce que EP bi foog moom tamit lu ko accompagner du coup on a prévu de faire un show mooy Ultimate Show bi ñu jàpp le 1er janvier. Inch'Allah. déjà on aura le temps de xam play son yi nga xam ne ni peut-être ñu ngi ci EP bi. te ñu génne ko récemment 10 décembre passé. aussi dinañ fa def yeneen affaire yoo xamante ne nii bon. des choses yoo xam dina doon promesse boo xamante ni. dina tax dina gën a yokk tax public bi ñu bàyyi xel 2022 parce que 2022 incha allah tamit bu ñu yàlla may jàmm. mixé bi dina génn quoi. waaw parce que Ultimate Show bi man je me dis que. dafa nekk show bi nga xamante ni da nga ko préparé. parce que am na benn show bi nga xamante ni kale woon nga ko malheureusement mu dajek période pandémie bi. te xam naa ni Ziz dépense na si xaalis bu bëri. effectivement xaalis bu weex tàll. parce que man dama xam sa engagement. dama xam sa engagement parce que booy def dara da nga koy def à fond. te Ultimate Show bi tamit. man bëgg naa nga xamal gars yi fan lay amee. ak ban jour. ak numéro téléphone fu gars yi mën a daggee billets yi comprendre ak lieu bu muy amee parce que xam naa ne moom ça va être explosif waaw comme li nga wax rek parce que Ultimate Show bi dañ ko jàppoon
l'année dernière yàlla dogal li muy dogal. mais cette fois-ci xam nga on a prévu de le faire le 1er janvier inchallah. en face école excellence quoi métro Dimène. métro Dimène quoi. info line nag vous pouvez contacter ces numéros comme 77 176 16 57 wala 77 292 96 08. ok. mais gars yi xamaguñu billet bi ñaata la. pour réserver seen billet waaw billet yi yomb na parce que prévente yi mooy 3000 francs. waaye xamaguñu billet yi ñaata la de. prévente yi mooy 3000 francs VIP mooy 10 000 francs plus consommation. oui. jour si 5000 la quoi. nañu yàlla may fekkee te tal. am na ñu may signalé ci suuf nag que ni. billet yi dafa cher affaire yooyu noonu. xam nga affaire yooyu mais ñu muñ sañoon sax dañuy tëgg concert gratuit ñëpp ñëw gis seen bopp mais tamit dañuy xam ne peut-être motos yooyu nekku fi moyens yooyu nekku fi et bëgg nañ jox public bi dara surtout suñ ko deful ñoom dañu koy laaj yaa ngi comprendre léegi du coup ñun dañuy essayer di taxale métro Dimène moo fi nekk comme place boo xamante ni mun nga fi def show Kër Massar ak wax ko ci kaw parce que amuñu espace. waaw amuñu espace. amuñu centre culturel. amuñu dara amuñu foyer bu baax. waaw Kër Massar amul dara. wax ko ci kaw amuñu dara quoi yaa ngi comprendre. da nga koy wax ci kaw. waaw lu ma koy wax ci kaw kay. gars yi dégg ci kaw gars yi dégg ko moo tax xam nga métro Dimène moo fi nekk comme salle de spectacle. et métro Dimène li ñu koy joxe dafa bëri. dafa bëri trop jarul mooy soufflé. mais bëri na quoi bëri na trop. bëri na trop peut-être su ma waxoon prix bi gars yi dinañ xam lu tax. ñun sax ñu def ci 3000 quoi. dëgg la waaw parce que salle bi kenn mayuñu ko. mais Ziz. tey boo doon joxe message. si sénégalais yi si jeunesse bi. si ñëpp ñi lay déglu. ban message lay doon. waaw message bi may jox bu ma doon joxe tey jii message pour sénégalais yi pour jeunesse bi du leen lu dul bon ñu dooli gëm seen bopp. ñu yeewu xam ne aussi live bi dafa gaaw quoi. temps bi xaarul kenn tu vois tey jii ñun ñëpp ay ndaw lañ ku ci nekk peut-être yaa ngi sa wéy. nekk ci loo xam ne jàpp nga ni peut-être dina la jëmale kanam. bu dul dara bon dafa am loo xamante ni dañ ko seek ak suñuy waajur yi. parce que parfois da ngay dégg gaa naa la damay ñaan yàlla dund ba fay samay waajur wala affaire yooyu. mais waajur du loo xam ne peut-être mën nañ ko fay. lenn rek moo lay warloog moom muy peut-être teraanga. surtout teraanga moo lay warloog moom mooy nga peut-être yàlla teg la fenn fi ba tey jii dootuñu jooytu dara xam nga dootuñu manqué dara et loolu loo koy may gëm sa bopp la ak nangoo liggéey. surtout aussi xam nga moytu lépp loo xamante nii daf lay tardel quoi. lépp loo xam daf lay tardel parce que parfois mun nga di perdre temps ci benn affaire. te doo ci rendre compte. da nga dem ba tollu benn certain âge bi ngay doog a comprendre que ni man. j'ai beaucoup perdu quoi. bien sûr et boobaa. affaire yi dootul ñëwaat en arrière. day gën di avancer quoi. surtout gars yi nañ gën a gëm seen bopp gën a yeewu rek. xam ne avenir u suba ñun la quoi. donc c'est très important avenir u suba ñun la jeunesse bi loolu moo nekkoon message bi nga xamante ni Ziz Killa moo ko doon jàllale. nañu gën a fonk suñuy parents yi. c'est très important parce que mënuñ leen fay. mënuñu ko. mënuñ leen fay donc nañ leen respecté ñu jox leen cër bi bu baax a baax. donc loolu moo nekkoon émission bi tey comme Ziz la ñu amoon comme invité. di leen jox rendez-vous incha allah le premier. métro Dimène de Kër Massar the ultimate show bu Ziz. donc xam naa ni ñun dinañ fa nekk incha allah rabi. sama gars yi. c'était 100% hip hop Galsen NF. ñoo fi jaaroon. donc di bégal bu baax a baax ñi nga xamante ni ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy suivre. di jaajëfal bu baax a baax toute l'équipe de la SSP TV. sama directeur sama patron nga xamante ni kooku moo di Diaz sama caméraman sonal naa ko trop gis nga. su may def émission du am jàmm quoi. ah mais nii la donc on se donne rendez-vous bientôt incha allah pour beneen émission 100% hip hop Galsen NF. Adayan am out.